a Sénégal adduna wërngël képp seen émission sorti tey soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke di ci dalal El Hadj Sidy Lamine Niass PDG bu groupe Walfadjri. Sidy Lamine Niass day mooy PDG Walfadjri bi nga xam ne ndongol daara la bu jaar fu bari njàng def université ñib si ci réew mi war a taxawal dara taxawal ko ànd ak ay intellectuel ay cadre loola mujj nekk njëriñi ñëpp ku nekk dugal ci sa loxo waaye ku nekk itam yëg ci sa bopp gis ci sa bopp. bu weesoo it sa jaar-jaar ci daara ji nga nekkit nit koo xam ne am nga benn bagage intellectuel bu am solo. daara ci boppam dafa jóg pour former intellectuel puisque lañ fay jàngale yëpp ay xeetu xam-xam la moo xam côté littéraire la moo xam côté juridique la su ko defee nag bu demaatee ci ay école yu ànd ak ay cursus comme ni ñu bi ñu jàngee ñëw collège franco-arabe bi ñu ñëwee université Al Azhar yooyu yëpp ay ambition lañ àndaloon pour bugg benn bis ñu mun a bokk ci intelligentsia bi. El Hadj Sidy Lamine Niass ana yan activité it la bëggoon a tàbbi. nekk naa sëriñ bu ñuy bayal ay tool nekkoon naa jàngalekat buy joxe ay cours nekkoon naa nit ku dugg ci politique. ak ñoom Ablaye Wade ak danse ko ñu def ay meeting yu mag. njiitu groupe Walfadjri El Hadj Sidy Lamine Niass ana lan moo ko mën a merloo. injustice waxtu bu ma déggee rek ne def nañ nit lu ñu ko war sa def rek bu boobaa ci saa si danaay dem ba xaw ci sa mer sama bopp. tolluwaayu réewum Sénégal boo ci doon jooyanti ana lan lay doon. ci jiitu daal nga xam ne nekk na ci sama xol mooy indépendance. ndax gis naa ne coow yi bëri na waaye problème bi yëpp mooy réew moomul boppam. sëñ bi Niass ana ban plat moo ko gën a neex ci xeetu lekk yi. fi mu toll surtout avec l'âge ak war a maintenir kii ak yooyu mooy daal nu mu tuddati ay crédité laa njëkk a jël moom laay jël néewal lool sama lekk su ko defee nag mun naa ànd ak grillade moo xam jël la pour ma bañ a manqué les yenn éléments. moo xam quelquefois yàpp la. Sidy Lamine Niass ban xeetu musique lay faral di déglu. bugg naa ci bépp boo xam ne tegu na moo xam occidental la moo xam oriental la moo xam africaine la c'est sans frontière waxtu mu koy déglu tax xam ne rek tegu na damay sentir ne ndeke bii rek moo tax ñuy wax musique. ndax El Hadj Sidy Lamine Niass dinay faral di tàggat yaramam maanaam def sport. recette ak dépense la képp koo xam ne mi ngi. amee recette rek war naa nangoo dépenser. donc effectivement danaa def sport danay gën a intense su ma amoon temps bu gën a mag. kon nag soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke sa gën a ngok. Pape Maguette Gueye jërëjëf mbokkee xarit yi seetaan ak déglu seen émission sortie ñu ngi leen ciy dalal ak jàmm di leen ndokkale ci tabaski bi nga xam ne moom la ñu génn comme ni ngeen ko gisee nag ci présentation bi sortie di dalal El Hadj boo xam ne yeesalaat na kaala gi ndax mu ko jógee Makkatal Mukarram nekk PDG bu groupe Walfadjri nekk it écrivain waaye itam di observateur di El Hadj Sidy Lamine Niass ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu ak auditeur ak téléspectateur. waa kay maa ngi lay nuyu madame Mbacke Ndeye Fatou Ndiaye maa ngi nuyu téléspectateurs yi di leen wax ne ndéwénati et di leen aussi pousser encore ci continuer di xeexal seen réew di xeexal seeni principe bañ a bayandiku bañ a découragé te xam ne ku yàgg ci thème bi baag fekk la fa. loolu sax moo waral ñu toog ak yow bëggoon rek xam naa tey gën a jël sa casquette observateur ndax fi mu toll nii ak tolluwaayu réew mi bëgg nañu am sa njàngat ci li fi mujjee am rawatina muy remaniement ministériel bi ak gouvernement bu yees bi ñu fi teg muy Mahammed Boun Abdallah Dionne bi ñu reconduiraat donte amoon nañu jiixi jaaxal ci dina toog wala du toogaat mais ci yeesalaat boobu ñu gis ay départ ñoo xam ne jàpp nañ ne ay baron wala ténor lañ woon ci gouvernement Macky Sall comme ñu mel ni Mankeur Ndiaye ministre waaye itam Eva Marie Coll Seck ñaar ñooñu lañ ci gën a mën a jàpp ni daal foogoon nañ ni ay nécessité lañ woon ci attelage gouvernemental bu président Macky Sall gouvernement Dionne 2 ban analyse nga ma ciy defar ak départ yi. waaw li ci jiitu mooy am na jur na mbetteel. La montagne a accouché d'une souris ñëpp waajtaay bu yàgg boobu mu joxe démission ci saa si reconduiraatuñ ko mu mel ni dafay dem fenn
coow li bëri dañ ko bëgg a yóbbu assemblée ñu ngay négocier que nekkoon assemblée yooyu yëpp ba nit ñi foogoon ne la révolution arrive côté boobu dafa mel ni dañoo yaakaarloo nit ñi di leen sirtal di créer ñu bëri di gën a kii ku ci nekk nag de bon train ne non du ñëwaat primature ñu ko doon wax sax nga xam ne ñoom am nañu information de première main pour une raison ou pour une autre nit ñi dañ daan wax ne yooyu daal ñu ko noonu ñu reconduire ko aussitôt kon yàggal boobu yëpp li nga doon yàggal ndeke lii la donc dafa am benn anecdote sama yaay dafa daan wax ne moytul nag woowu nga xam ne day bañtu ñëpp dinaan jàpp leen kii fokk ñu ratt ko li mu kii nii foog ne mi ngi fees ak meew te buñ ko rattee lu tuuti lay génne donc la montagne qui accouche d'une souris dafa nekk loo xam ne dafa jara éviter ndax day rey crédibilité day rey ne nit ki am na sax liñ foogoon stratégie am na leneen puisque ki toog bay waaj rek bu ñëwee rek war nañu ne kon lam doon waajal jar na ko waajal bi jaru ko maanaam 24 heures yi ñu toog sans gouvernement sans premier ministre ak lu ko jiitoo yépp lii aussitôt rek mënoon nañoo li gën a niru mooy aménagement rek nañuy xajle nañuy dugaat suñ ko defoon ci biir sax gouvernement boo kii jarutoon sax tuddee remaniement jarutoon tuddee lu bari ñëw na nag après ay élections c'est normal bokk na ci tradition républicaine waaye li gën a am solo daal mooy lim gu njëkk a jur mooy déception mooy lañ doon séentu gisuñ ko cela ne veut pas dire que nit ñuy séentu ñoo ne ku mel ni Macky soxla na son premier ministre Ben Abdoulaye Dionne pour plusieurs raisons fi ñu jaar sori na c'est son complice comprendre na ko wanewul ambition yoo xam ne yu dépassé la ainsi de suite pour plusieurs raisons comme ni ko analyse yu bëri waxee donc loolu yëpp dafa dugg ci benn norme rek yaa ngi liggéey li ngay bëgg a def ki la ko mën a jàppale depuis bi mu ko trouvé depuis bi mu ñëwee avant mu koy indi comme fii amewoon na ko comme directeur de cabinet fu ñuy dem ñu dem fa depuis la primature l'assemblée un peu partout li muy def yooyu yëpp mu xam ne moom rek la mën a farale benn côté bi kon kooku ñëwaat je pense que foofu lu bees jar coono yàgg mais problème bi dëgg-dëgg mooy sénégalais yi dafa am baat bu ñu yëkkati woon Macky dafa yëkkati baatu dialogue dama bëgg a waxtaan ak samay nawle loolu moo tudd dialogue dafa baatu dialogue dafay firi la ma bëggoon yëpp danaa ko teggi ndax léegi ay nawle laay waxal ça veut dire que bu boobaa gentleman agreement ci laay jëm gouvernement bi may taxawal dañ ci gis ay nit yoo xam ne dañ xam ne déggaluñ ma waaye maanaam gouvernement d'ouverture nga doon xaar d'ouverture loolu lañ séentoo naa pour mu nekk ay signaux forts ñu gis mu jël ay nit yoo xam ne jàpp nañ ne daf leen a jël rek pour mu liggéey pour wane ne bu ëllëgee itam nii rek lay demee ay liggéeykat laay jëlee ji fële ci yeneeni parti ci yeneeni kii ne continuer seen parti bokkuñ sax ci sama kii bon am na daal idéal bu nit ñi doon séentu tuuti du tere nag lay majorité la koy dëgëral mu ànd ak moom mën naa am benn majorité mais ouverture dàquwantewul ak lu mel noonu donc doon nañ séentu beaucoup de choses le ministère de l'intérieur séentuwu ñoon mooy blanc bonnet blanc nitu APR ministre responsable séentuwu ñoon loolu liñ doon séentu mooy mu indi koo xam ne comme ne ko Diouf mosoon a defee dañ doon wax ne il fera pas moins que Diouf indi koo xam ne ma nga ci militaire la wala leneen ñu xam ne bii yoon organiser lu ñëpp lu leer wala boog mu créer benn cadre boo xam ne CENI boo xam ne boog pour ne pas dire Sénat boo xam ne dana ñëw nekk lu indépendant donc am na daal attente bi daal mun naa wax ne waaw mais aussi am nañu observateur yu bëri sax nanguwuñu xaar bi maanaam dem jóbbal démission ñu remercier ko publiquement ba nit ñi ne kii moom pare nañ ci moom xëy na beneen mission lay defi ci loo xam ne jóge na ci vacances gouvernementales maanaam amoon na 3 semaines yoo xamante ne bu ñëwoon rek
day prix bib lay doon du doon lu ñuy waajal wala lu ñuy jéem a indi benn suspense. waaw ci biir askan wi li ñu ñëpp jàpp daal observateurs yi waxoon ci mooy. il était question que le chef de l'Assemblée change. ndax dëgg-dëgg nag màggat na juróom-ñett fukki at moom foo ci mun di dégg noppaliku ji nag bàyyi ndaw yi ñu wane ne ay ndaw yu mun a taxawee réew ngi fi. loolu lañ doon séentu comme ni présidence bi jógee ci ay mag ndaw amee ko loolu lañ doon séentu que génération après indépendance xëy na ñooy jël si fu mel noonu séentoon nañu ku mel ni premier ministre am. moo nekkoon sax tête de liste nationale. moo nekkoon tête de liste nationale yéeg kon dafa mel ni am na loo xam ne comme ne ko ñu bëri waxee ça a été négocié. mais aboutirul. maanaam départu Moustapha Niasse départ Moustapha nee na moo nekk source de blocage bi. Moustapha moom dafa bëgg nguur Moustapha moom. dafa feebar. depuis Senghor. depuis Senghor mooy feebar la. feebar la. bu Senghor dekki woon moom maa du jom kon feebar la du danga xàmme lépp c'est-à-dire feebar la ci moom il est malade. sérieusement waaw il faut que foqal ñu ko bu Houphouët-Boigny ba rek ba mu waxoon. moom taalibe Houphouët-Boigny la nga xam ne daanaka rek bàmmee la ko ciy jëlee waaye leneen du ko ci jëlee. moom nee na moom boobu la jël. donc loolu nag bi mu échecgee. loolu est-ce que arrangé na tam Sénégal. waaw bien sûr arrangé wu ko waaye nag dafa am. puissance de nuisance. dafa am benn capacité de nuisance boo xam ne kii xam na ko Macky xam na ko. maanaam jaanu suuf la day màtt di duggaat. bu mun a rey sax parce que ak Abdou Diouf ba ko Abdou Diouf génnee ba mu defee déclaration ba fa mujjee moom mooy Abdou Diouf daanu. mattu Ablaye Wade ba mu ko wàccee ak yu mel noonu ba awale ko yoonu kaso. dafa jóg xeex ca ba woon ko ne ko mun naa laa daaneel. tey itam bu génnewoon ci saasi rek. day daal di woon ñoom gàkku ne leen je me suis trompé. daal di leen woo su ko defee ñu bëri ñu jàppoon ne poids lourd la pour une raison ou pour une autre nañ ànd ak moom au moins pour jël. yooyu yëpp nag dafay daal di néewal doole ki fi toog. donc duul bugg ko wala am ci moom soxla wala mu am doole ju teew nekku fi. waaye nag dangaram mi ngi ànd ak moom. mais loolu ci gauchiste li lañ ko xamee woon maanaam comme genre parti PIT LD. waa gauche yi moom bul fàtte ne moom. ba muy élève ba muy étudiant ci la milité. nekkoon ci Philip Boyce ay doomi Senghor yu doon préparé comme ni ñuy waxee Karim Boyce. nu mu tuddati Philip pour mu yéeg. xamuñu bari dañoo defee ne Karim rek moo am ambition yi. doon papaam Philippe amoon na ambition mais en tant qu'étudiant ci la deewee. kii bu gudd la. boo xamee ne soo demee ci livre Abdou Diouf bi. da ngi nettali la mu wax Collin la ko Senghor wax. biñ tasee Québec ne ko moytul ma Collin. saay-saay la baat boobu la utiliser. donc am na ñum jàppee ne loola moo ko taxaw fii et que peut-être sax dee bi am na ci lum ci participer donc ca loola ca la Moustapha jógoon di ñëw ci biir étudiants yi di xeex boobu amoon nga UDS Union des étudiants de Dakar bon amoon nga yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi nekkoon fii à l'université muy xeex ak ñoom di jàkkaarloo ak ñoom ci la formé ñoom Djiboka ci la formé ñu bëri maanaam étudiant PS yooyu nag formation boobu muy jàkkaarloog waa gauche bi ak seeni stratégie dafa taxoon ba nga xam ne ni moom la mel puisque dafa ñëwoon pour jàpp ne pour li ngay rey il faut que nga mel ni moom donc dafa jël langage yu gauche waaye nag di wane ne existé wul Marx nangam Lénine nangam ses méthodes nangam nga xam ne dafay mel ni donc soo jëlee démarche am yëpp loolu nga wax ci la nekk politique boobu itam moom ak looloo na àndoon politique bu saaga la woon dañu defe ne saaga day door a xew politique yu saaga moo tax waaw moo tax yi mujjee am ni yàgg na fi moo tax bi Moustapha toogee ba ñu dajee ci parti am dégg nga baat ba waxoon ñu baal ma waaye kuy fàttali foog nga fàttali la ñu waxoon baatu imbécile la waxoon baat bu yàgg la ci moom ak dagg saaga ak yooyu yàgg na ko def yu yàgg ci moom la donc yi fii yooyu yëpp nga xam ne ci politique yi jamono jooju la ak xool nit won ko ne ko yow war ngaa moytu puisque niru nga ma wala wax yeneen wax yoo xam ne dana ñàng wala dana ñaaw yooyu nag formation yooyu mooy tax
ku mel ni Macky nga dafay il fait beaucoup attention. waaw te xam na ni xas na dugg. daf ko ragalee xel. daf ko ragalee xel te itam nag am na itam nag fu mu ko mën a jëriñ moom ak groupe bu PS boobu. mais moom war na ko ne téyetu ko ndax ci biir assemblée bi 5 députés rek la ci dese. waaw bi yoon ci investiture yi. waaw waaye idée boobu nuñ mën a amee ay résultats préfabriqués ñoom ñoo aay ci loolu Senghor leen ko jàngaloon. xam nga sàcc élection yombul. mooy ordonnance yi. moo ñëwaat bi yoon ci ordre mission yi ak néew yi sax ak dem ci bàmmeel yi ñu wote. daf ci bëri ay façon waaw bàmmeel yi dañuy wote nit ñi am nañu benn kii bu bëri buñ dajale boo xam ne bu jotee rek da ngay dem ci cimetière yi ne jóg leen ñoo ñëpp dañuy daal am na façon boo xam ne boo ko defee cimetière yi yëpp wote. mooy stock mort bi ñu doon wax kon ñoom moom la ñuy dekkalaat élection moom la yooyu yëpp ci Senghor a ko jàngale woon ci PS la bokkoon depuis Senghor Lamine Guèye plus de 60 ans. ñooñu nag dañ ko mokkal. parce que ci ñiñ pikiir dëgg ñu ko wër ñooñu PS yooyu vraiment boo bëggee ay élection yoo xam ne danañ ko wax ba pare nag ñu daal di jàllaat ñii xultu ñii wax su ko defee ñu daal di dugg ci légalité au lieu de dugg ci légitimité. carte boobu donc pour plusieurs raisons daal. bëggoon na changer peut-être. moom Macky waaye itam il est entre deux choses moom itam pouvoiriste la. waaw parce que recevoir na ko le mardi. après démission wu Mohamed Boun Abdallah Dionne. waaw donc su ko recevoir en tant que pouvoiriste. en tant que koo xam ne mi ngi amee ak capacité de nuisance koo xam ne mun na ay nu mu tuddati résultats fabriqués plusieurs raisons. il est obligé de répondre à sa demande et sa demande c'était de rester toujours au pouvoir. pour moom le pouvoir jusqu'à la mort la. loolu de sénégalais xam naa dinañ ci am ab njàngat ndax fii moom réew mi ku ne am nga ci wàll moom daanaka mën nañ ko tuddee monsieur jusqu'à la mort moom boobu la jël en attendant la suite des événements léegi tey ji tabb nañ boobu gouvernement ci liñ ci jaar ak niñ indee suspense xaarloo nit ñeeg yu kenn xamul spéculation yeeg yëpp ba faf mujjee jur li ñu gis ni nag ñu ngi ci seppi muy 6 ministres yoo xamante ne ñu ngi woon ci kenn ki PIT la moom partem ñoo ko échange muy Mansour Sy kon loolu affaire de parti la mais ku mel ni Mankeur Ndiaye nekk ministre des affaires étrangères nekkoon fii depuis bi fi président toogee ba léegi Awa Marie Coll tam nekkoon ci santé depuis 5 ans ñooñu noonu ñu dindi leen tegee ne ban gis-gis nga ciy am premièrement Awa Marie Coll moom jàpp naa ne cadre boo xam ne elle n'est pas politique elle n'a pas de base politique ci lañ xam ak calcul boobu ñu calculer ne tout est politique il faut gagner pour vraiment conserver son poste mën nañoo jàpp ne loolu c'est une erreur ah oui waaw réew da ngay bàyyi xel cadre yi puisque da ngay jëflanteeg àddina te àddina la ñuy weccoonteeg yow lu ñuy tëral ci këyit la yu wér te loolu cadre bu mel ni moom mun na ci lu bëri donc soo ko defee am nga loo wàññi sa réew comme cadre boo xam ne lim mun a apporter du n'importe qui moo ko mun a apporter deuxièmement ci politique dafa am ay données sociologiques mu bokk ci genre am jigéen ju diis yoo xam ne xam nañ ko ci feesaayam ak ci personnalité am ak yooyu soo ko fa bàyyi woon dana rassurer yeneen jigéen ñi ñu ne jigéen ju tekki fii de da nga fi dooni dara bu gën a mel ni diw kon soo ko teggee dana am loo wàññi ci combat wu genre ci combat wu femme ci am des femmes dignes ci place yu mel noonu nga xam ne yi leen jox buñ leen di compter rek naan leen am ngeen tant de femmes waaye nañ leen mën a wax ne am ngeen telle femme des femmes qui comptent waxuma des femmes qu'on compte donc muy deuxième beneen élément donc pour plusieurs raisons dindi boobu ñu ko dindi ba wax sax ne moom moo bëgg a noppalikul boppam wala loolu quelque part su bëggoon a noppaliku ndax di saa yi foofa c'est vrai que sur le plan social santé lu ñuy changer la puisque c'est le social visible bi bu ci yàggee war nga koo jël waaye teggi ko nag complètement pour sànni ko moom sax loolu domaine am na ndax professeur titulaire la. ci wàllu santé waaw te dem na Nations Unies yëpp mais combat ba avec le syndicat man je parle des données yi métier mi dafa am ay ministères yoo xam ne boroom
waru ci yàgg lool santé ci la éducation nationale ci la yi nga xam ne yooyu syndicat yaa ngi taxaw enseignement supérieur ci la daf ci am yoo xam ne boroom waru cee yàgg lool ndax contestation ba day yàgg te président dafay am ñu muy envoyé au charbon dafay am ay fusible waaye nag boo ko ci jëlee comme li ñu def ministre de l'intérieur da nga ko far a jëlee rek yónni ko fa neen donc waaye doo ko effacer carrément génne ko carrément donc foofu la erreur bi nekkee ci côté kon raison politique bi pour yow warutoon jël dessus bi ci compétence yi moom laa jàpp léegi nag beneen côté bi nga xam ne mooy côté fusible mooy changement de corps rek la waroon def on a vu le cas du ministre de l'intérieur c'est normal le fait que mu jógee fii jëm fële c'est li normalu kay mooy jëlee blanc bonnet indi bonnet blanc mooy indi un même militant un même responsable politique boo xam ne lépp on gagne la jàng moom lay bëgg a mokkal foofu rek la erreur bi nekkoon foofu moom kooku moom c'est une erreur kon foofu est-ce que dialogue bi président woote ak opposition bi blocage du fa déedéet foofu kay monologue moo fa nekk moom kay riiti la benn buum rek la du xalam du guitare bon bi nga wax nag bu manqueur bi foofu da nga ma may ma taxaw fa tuuti puisque manqueur dama ko xam dama liggéey ak moom sur le plan international dama liggéey ak moom ci ñaari règne bu président Ablaye Wade ak bu président Macky Sall. waaw moo nekkoon directeur cabinet bu Cheikh Tidiane Gadio. waaw bu ministère. boo commencé ci Cheikh Tidiane ministère ba dafa yàgg. depuis Moustapha Niasse la fa nekkoon. ah oui waaw major de sa promotion ci ENAM. dégg nga diplomatie daf ko bëgg jàng ko. nekk ci nitu gauche la moom ak ñoom Maguette Thiam nekkoon na ci cabinet Maguette Thiam de majorité élargie bi ñu taxawaloon donc ku yàgg ci loolu la waaye diplomatie ci boppam moom dafa nekk loo xam ne daf koo xam domaine am la daal domaine am la léegi nag man ma ànd ak moom man ak moom ak Ablaye Wade ak Paul Diouf ñu ñeent ñu tëju te ministre yëpp finance ak ñëpp a nga fa ñoom Ablaye Diop ak ñëpp ñu teg leen fële ca première classe ñun ñu dem ñu ñeent ñooñu ñu tiim ab table ñu nga jëm Iran di xalaat nan la ñuy fayee guerre mondiale bi nga xam ne Ablaye Wade disait que c'est une guerre imminente ñu teg ci suñu kanam Times ak yeneen i journaux anglais ñuy suñu référence di waxtaan waa est-ce que gis nga lii est-ce que kii lii nooy analyser lii pour di ci yegg donc ma xam ko gis ñu def ay fan loolu koo xam ne da ngeen donc ko romb rek di taxaw dañoo jógee fii ba Chine def ay jours ak i nuit di dem ay réunion tout le temps régulièrement ma gis rigueuram ak yëppam donc liggéeykat la muy benn diplomatie daf koo xam muy ñaar loo ko ci jox ak lu mu ci taxaw ci saa si am na ci lu mu ci mën a proposer lu mun a dem fu sori ma liggéey ak moom bi mu jógee Paris ñu def ko ambassadeur keroog ba muy départ rek la ma téléphoné ne ma grand j'arrive damaa bëgg nga dimbale ma bi mu ñëwee mu seet si ma ne ma man daal sama patron dama ko fonk trop dama bëggoon vraiment nga mën a wax ak moom tu vois luy rapprocher ay nit ma ne ko man de samay principe dama ko bàyyi boo yow nag mun ngaa bàyyi faal waaye man mënuma ko li ma mun daal mooy réew mi moom saf na ma la ma ca defoon ak Wade defoon ko ak Diouf ci lépp luy dimbale réew mi képp ku ma ci woo baax na mu ne ma man lu ma ci am rek waaye dinaa ko wax sama patron di ci dox ba ma toog ak patron mooy président Macky Sall muy président Macky Sall biñ toogee lépp loo ko wax ci saasi mu transmettre lu mu jëlee ci moom ci saasi mu jottali la ko ma liggéey ak moom xam ko ma gis un dossier francophonie Macky Sall taxaw ne kenn du fi manifester jógee teeru bi Abdoulaye Daouda Diallo taxaw def déclaration ne ku manifester ñu wan la force reste à la loi ma taxaw ne leen jaaduwul moom mu toog mu gis sërenteem du wax mukk patron am non du ko wax mukk bi dafay toog
moom di observer nga gis ne c'est un homme digne boo xam ne sur le plan des idées bëgg na quand même que dëgg gañe waaye incompréhension itam bëgg na ko teggi pour lu war a tase ñu nekk ci ba président Macky ne ma dox ko moom mu koy suivre ñoom ñu déparé fi dem Allemagne Abdoulaye Wade ne dañoo dawoon nee na Macky dafa dawoon nee na mën na ñëw lu tax mu daw lu tax mu kii mooy bi mu jaaree Rome jaar Allemagne voyage am boobu dégg nga ma nekk ak moom fuñ toll lu ma wax ak Abdoulaye Wade ne ko wax na lii mu wax ma ci la mën a nekk ak la mu ta nekk mu ne ko ne Abdoulaye Wade neen day génn dox jaar université ñëw ci mu ne ma loolu duñ ko nangu meeting ba daal nag ñu waxoon d'accord waaye nag kaay leen jóg leen ñëw naa bu mbedd mi ñëw indi leen ñi ci nekk mu difficile lool waaye ma xam ne ma nga ca voyage ñëw na fu mu toll il suit nit ku mën a suivre dossier la man yii yëpp may wax personne bi rek laa bëgg wax koo xam ne dama liggéey ak moom ñu jàllaat ci événement boobu ba yàlla def ñu leen manifester Sénégal takkee ci ndam ñu bëri foog ne dama ci nekkee médiateur man leen parenthèse la woon jeex na ñu bëri foog ne nañ jóg nag xeex la balaa ñu la fee def kii c'était une erreur pourquoi muy dugg ci Macky man leen jeex na Macky bi jeex naa ci maa ngi delluwaat ci kër yi bon donc muy benn ñoom le même le PDS ak ses alliés ñu taxaw bugg a defaat manifestation gars yi ne n'est pas question team Ablaye Wade di nar a dóor dégg nga team Decroix dóor ba yenn yóbbu hôpital mooy bi mu demee place de l'Obélisque forcé barrière policiers yi ma gis loolu téléphoné waat ko ne ko Mankeur lii ma gis nag yaa ma woon ne ma kaay waxtaan ak sama patron li rafetul bu fekkee nag bugg nga boo ma wooyee may uy si lu rafetul man mënuma koo muñ mu ne ma li ma wax danaa ko jot li sama patron mu ne ma waxtaan naa ak moom nee na il te comprend il est d'accord dina leen autoriser pour ñu kii bi ma koy wax ñoom ma dikkee ñaa ne leen bu seree autorisé mu ne ma non te góor gi mi ngi nii te góor gi te Abdoulaye Wade bu génn ñëpp dañuy génn suñu àdduna dafay tukki mais amul kii te jotaguñ dara ma ne ko day ñëw loolu wax naa leen ko jour ba ca 9h dem nañu ba 11h te fekk 16h la ñu war a kii ñu door a jot autorisation donc kon la ma waxoon suivre na ko ba loola am lañ ca bëggoon a moytul Sénégal ñu moytul ko su ma toppee nag yu bëri ba ci sama livre papa yi ma ne ko nag lii Sénégal la patrimoine national la nañ teggi position si l'émiettement keeg yeneen ak yeneen tey jiital réew mi mu ne ma non danaa ko wax sama patron su ko defee ba mu ko waxee mu ne ma non yow itam sama patron yaa ko dëkkale yenn yi rek waaye yow daf la fonk dégg nga yu ci nekk daf koy dox donc dama ko xam waaw léegi nag pourquoi ñu jëlee ko fi waaw parce que loolu rek laa doon ñëw ndax ni nga may waxee nit ki ku jege woon président Macky la fonk ko lool waaw nekk Baye Fallam dem nekk politique xeexal ko ca Dagana sax ñun foogoon nañ ne dina am récompense ndax Omar Sarr ngi noonu dañ ko gagné Dagana moom ci ñu ko xeex la moo nekkoon ci dama wax front ne bi il est le seul puisque Dagana ay coups yu mag ñoo fa nekkoon nekk ñoom Matar Cissé ak yooyu waaye moom itam mooy fësoon na ci moom fësoon na ci xeex na ci def na ci lim waaw te it portefeuille bi mu yoroon muy affaires étrangères bokk na ci ministère yi nga xam ne président day wax ak ñoom souvent lu laaj sax premier ministre ko fekkee wala kenn kii ministère de souveraineté la waaw léegi tey bu ñu ñëwee après élection mu doon xaar récompense ñu génnee ko carrément ci gouvernement ndax gisoo ni am na leneen luy ñuul ci sow li loo xam ne mook président rek ko xam déedéet ñu moom ak président rek xamuñ ko observateur yi xam nañ ko mooy lan yow loo jàpp d'abord balaa maa joxe sama bos man tam damay wecc woon man de damay jàpp ay erreurs yoo xam ne comme ban comme échec gu Abdoulaye Bathily ci Union africaine déedéet boobu def na la mu war a def ak rapatriement yu bëri ci Sénégalais yi c'est-à-dire waxuñ la ne amul fenn fu ñu demandé une personne dégg nga ne ko li ngay def foog nga joxe résultat defal li nga war a def la ñu wax
obligation de résultat dafa am mais fu ñu ko laaj docteur Gadio nee na dañu def problème dañu def ay erreur ci ni ñu demee di sensibiliser président africain yi ci campagne bi. Gadio itam daan na juum ci ay kiyam c'est-à-dire jàppal ne ñoom ñëpp Gadio gënu koo nekk diplomate bu ko gën a nekk itam nekk na ci ronam jàngee lam nekk dama la bëgg a wax rek ne la li am solo def na ca la mu war a def mun nañoo jël bu Gadio mun nañoo jël waxi keneen ci moom mun nañ koo critiquer c'est pas ça mon problème est que son patron xam na ne def na li mu waroon a def yëpp waaye yëf yi mooy yegg ci fii mënuñ koo jàll li taxoon tam c'est trop sensible c'est un Africain qui cherche un poste sama doom nag sama bopp ma gënal du bañ naa la waaye nag itam boo demee ba bëgg a wax nag ne bañ naa la sama doom rek a fii fal dafa am lu bi niru donc bul fàtte ne diplomatie la waaw ak G5 bi nga xam ne Sénégal intégré wu ko ba Emmanuel Macron ñëw fi jaar fi di ñu suggérer pour ñu fexe dugg ci puisque loo xam ne c'est sous-régional te wàllu terrorisme yooyu yëpp jàppal ne G5 bi Mali moo doon tax ñuy kii Sénégal am na Macron n'est pas nu mu tuddati François Hollande n'est pas nangam ku nekk am na ay pays seeni réew la nag yooyu jox ko yeneen waaye li am solo mais yooyu yëpp erreur buñ mën a wax ne moom dafa am lu mu ci kii bul fàtte ne la diplomatie moom kenn la ci waaye ña fay réfléchir ay département la ay dossier la ay segment la Sénégal réew mu yàgg ci kii la su France di soxla dañuy xam ndax bi yoon soxla na leen wala soxlawu leen dégg nga dafa am yoo xam ne ça se distribue ailleurs ça ne se distribue pas ici loolu compétition yow bind nga c'est médiocre dañ lay jox zéro yooyu yëpp ñi ci biti ñoo koy faral di wax waaye yëf yi am na feneen fu ñu koy séddalee donc France dafa am ay kiyam donc échec yooyu ñu mun a tuddee échec lecteurs yi nga xam ne ñi ngi lire politique xam nañu limite objectif bu le diplomate waaw parce que nag vision politique bi donc président moo dama bëggoon boo joxee yi nga am yëpp bu bàcc lii waaw ak prise de bec bi mu amoon ak Alpha Condé ci sommet Union africaine ci 3 mandats yi yooyu yëpp boo ko jëlee boobu xam nga ne patron ma ko wax bul ci def ne am na benn bu mu uutee patron jàppal ne patron mooy yebal ba pare su kiyee mu ne ko déet bul dóor waay kenn dóor loolu la waaye xam na ne du yëkkati loxo mukk te patron ku xam lan mooy hiérarchie la donc man nit ki rek laay xam donc c'est normal que yooyu yëpp moom moo koy fay mooy fusible bi ko fay c'est normal en politique bi muy dem bay choisir itam dafa choisir pour nekk fusible pour dem pour luñ sikk xanaa bi Moustapha Niasse defoon moo gën a grave Cuba taxaw ci kanam nu mu tuddati Fidel Castro yow ngay ministre des affaires étrangères kii di chef d'état nga taxaw di ko ñàkke teeg yéen waaw dama la bëgg a wax ne la soo doon compter erreur pour erreur nangam pour nangam ci affaires étrangères ci nangam ci Sénégal da nga ci gis yu bëree bëri ci observateurs yi mais dool yooyu ci la ñuy taxawee di sanctionner nit léegi nag pour ma jox la nag la bonne réponse waaw bi ma jàpp man lan moo ko fa war a jëlee kon waaw kay dañ koo fayloo beneen boo xam ne moo gën a cher boobu Macky mënu koo ñàkk a fay te mënu koo fayalee boppam mooy ban mu jël ko xam nga tabaski lañ nekk mu def ko xaram tabaski daf koo tabaski Macky daf koo tabaski lu tax lu waral mu war ko mën a tabaski yii dañoo laaj tabaski Israël Sénégal di un pays modéré ñett c'est-à-dire Afrique occidentale Sénégal ci ñi jiite pays modéré yi ñu gën a yaakaar nga xam ne waruñoo joxoñ Israël waruñoo joxoñ Amérique waruñoo joxoñ France réew yooyu yëpp waruñ leen kon dafa laalaake muy benn Maroc moo ko am ci réewu Afrique du Nord Arabie Saoudite moo ko am ci pays golfe yi c'est-à-dire Sénégal position en tant que pays modéré bokkut ak les pays de refus yi nga xam ne mën nañoo jël position Sénégal nag dem di xeex pour droit de l'homme droit des peuples ce qui est noble certes mais quelque part à un prix puisque ki ngay jàkkaar lool kooku kenn du ko wax dara ab xale bu ñu reewal la ne ko defal lu la neex mu Israël te ñu ko boot mooy Occident yépp a ko boot léegi nag mu taxaw Israël xëy rek suba teel ñu ne ko résolution génn na Sénégal bokk na ci ñu ko présenté résolution boobu condamné na la ñoom ñu tiit
jaxasoo. ba rappelé sax seen ambassadeur. avant nga yegsi ci loolu. daal di ne manqueur yow mu waroon ñëw dootoo ñëw moom mu ne leen man waxuma ne damay ñëw di yéen a ma invité. xoolal loolu naqadiwaat leen ab africain. mooy taxaw di ñu di joxe une réponse aussi pertinente. mais waru faa jógee. kooku na wax waxi dof rek. waaye bu mu wax waxi nit muy ñaareeli naqar. ñetteeli naqar ñu rappeler seen ambassadeur gars yi ne bu leen neexee. li njëkk a wone nag ne manqueur ñu ngi doon yegsi ci kawam. mooy le ministre des Affaires étrangères bu Israël bi mu ñëwee wala le ministre d'Israël bi ñu en tout cas di wax ak kii bi. bi mu ñëwee bi mu gisee Macky manqueur nekku foon te loolu bokkul ci protocole bokkul ci kii républicain. ki nga xam ne moom nga dénk loolu dafa war a taxaw. mooy sa naataango sax ministre bi doon ñëw kii mooy naataango. léegi nag foofu lañ doon wone ne li leen def ki leen ko teg. kooku moom du bokk. kooku moom dootul bokk boobu la signal bi commencé jóg. kon Israël ak dossier bi ni ci manqueur taxawee. ni ci manqueur taxawee Sénégal la de dossier bi du manqueur de Sénégal la. président Macky la bañ ko waree seddoo ñun ñëpp sëy seeg réew meeg àddina bi yëpp. président Macky lañ ci gërëm. ne ko vraiment jaraw lakk. acte de courage la woon. waaw waaye nag bi ñu waree fay prix bi Macky manqueur ko fay nañ wax dëgg. moo ko fay donc. point bi nga xam ne laal na ko mu Israël problème bi foofu la jógee. léegi nag il fallait moo tax dañuy xëy rek léegi message la lii nag dàq gi ñu dàq manqueur message la bu jëm directement ca Tel Aviv. Israël mooy fii li leen fi doon naqadi. jëlee nañ kon mooy agneau du sacrifice bi. moo tax man la xaram tabaski la surtout mu tombeek tabaski gi moom dañ koo jël rek def ko xaram tabaski. donc. point boobu mooy le problème de manqueur waaye yeneen yi nga wax yépp la Gambie son discours Union africaine le président guinéen yooyu yëpp ak attaque ak yooyu yëpp mooy yow yaay wax sama patron gëm patron ak ut ko satisfaire ak déggoo ceeg moom ak déggoo tel que je le connais et tel que je connais leur relation du def mukk lu wuteeg moom jamais du def jamais lu wuteeg moom. kon lu mës a def rek mbaa mu doxal ko ci ministère bi ci ndigalu président ci saasi nii gis nga foofu WhatsApp ak léppay dox ci saasi taf mu yegg taf ñu tontuwaat la ay mots yu gàtt yi ngeen di defee nii ñoom itam dañuy WhatsApp dañuy SMS dégg nga dañuy téléphone yu direct yi jëratuñ sax yu yàgg yi di xaar courrier bi mu ñëw ak tontu beeg yooyu donc il faut que mu am lu wóor te yooyu yëpp c'est bien nu mu tuddati protégé et c'est connu donc sur ce plan jàppal na li ma la bëgg a wax daal mooy agneau de sacrifice la tabaskee nañ ko ci fanu tabaski yi ki ko tabaskee ki ko laajoon ki ko laaj wala ki tax ñi def ko mooy Israël loolu de yéeme na ci réewu jullit bu mel ni Sénégal. waaw ba tey nag gouvernement boobu ak niñ ko tëggaatee am nga ci yaakaar ndax équipe de choc la war a doon buy mën a soppi doxalin. waaye itam indi fi lu gën mais ñu doon xaar du tout yàpp naa ne Macky Sall. amul gouvernement bi mu doon xaar. jàpp naa ne yaa fi sës la. waaw yaakaar naa ne daal. làmb il fallait sortir quelque chose. il a sorti parce que bu fekkee dafa doon wut ay ténor yu koy yóbbu au premier tour nga xam ne su munta def dara puisque ci diggante bi mun a def dara lu ko mun a may résultat munu fee am ndax buy route bu mun a pare buy électrification buy leneen ci 18 mois c'est pas possible donc le temps est contre lui pour réalisation buy bailleur yu mun a joxe dara bailleurs yi yëpp léegi dañ signé waaye duñ joxe ku jëm ci élection dootuñ làmb poos waaye dañ signé ci këyit nag ki boo ñëwaatee nag wala keneen remplacé la bu ñëwee ñuy door a génne nag lañ dencoon moo tax kuy ñëw da ngay am ba doo xam foo ko dugal léegi nag il faut que nga créer ay projet yooyu mooy jafe kon kii door a ñëw moo xam ki fi toogoon la moo xam ku koy remplacer kooku moo mun a amee ëllëg ay moyens ki fi nekk nag pour mu mun leen yaakaar leen moyens yaa ngi ñëw yéen da ngeen may xaar rek ba 2019 boo dégloo premier ministre il a été clair il parle de 2021
il parle ci wàllu pas pétrole bi. waaw ak yu bëri yu mu doon wax projet yeeg yu bëri mu ngi koy sànni ba 2021 sànniw ko ci 2019 donc il veut être réaliste pragmatique moo tax joxewul date électorale dafa jox au-delà donc partant de ces éléments leen rek moo ko mënoon a feccali ndab li mooy indi woon ay ténor yoo xam ne day ni diw de moom buñ dundee ba fekke ba lii ñu jot ci day jot suñu wàll ndax diw xam nañ ko dafa laajoon nga créer benn faire rêver mais avec des éléments yoo xam ne nekk nañ àll gisoo ci daal grosse pointure. non mais ku ko ci gis yow bi ngay wax léegi ñi nga wax ñi dafa mel da nga wax ne ñu mag ñi génn nañ soo ko defee nag léegi ñu mag ña fa des fii mu toll boo ci génnee président génnee ci premier ministre da ngay daal di commencer nag di làmbatu naan kan boo demee finance xëy na balaa ngaa jàllati lu bëri en tout cas compter bu yéex ngay compter waaye dootoo tëb rek ne 39 finance it nee nañu waa France dañu doon taxaw temm ngir ñu bàyyi ko fa Amadou Ba. waaw ndax ñu ne moom lañ bëgg a liggéeyal yooyu yëpp débat bi ñëw na ci Amadou Ba est-ce que nangam ndax jàpp nañ ne le côté égo moom itam am na nu mu jàppee boppam ak yooyu yëpp débat yooyu yëpp gis nañ ko dans la presse waaye li ci am solo daal mooy toog na donc su xasee ba toog nag léegi mun yëpp yow mi am xam-xam ci wàllu chiffre nee nañ it magie des chiffres am na ci 39 ministres 8 sortants 8 entrants 8 femmes. waaw xam nga man du mooy foyee trop chiffre puisque même ñi wax magie des chiffres itam du lu automatique terewul nag romain yi wax nañ ko tout est chiffre terewul nit yi diine dañ koy liggéeyee waaye li ëpp solo daal te mooy fi ñu toll fi mu ne nii muy le côté analyse foofu laay bëgg a njëkk a taxaw le faire rêver amul signaux fort joxewuñ ko donc waxoon naa ne effectivement mun na dem sax deuxième tour gagné waaye il faut des signaux forts signaux forts yi nag des nañ wàllu justice kii ñuy jëlee foofu di maître Sidiki Kaba yóbbu ko affaires étrangères indi professeur Ismaïla Madior Fall nag ndax du jouer peut-être apaisement un peu ci climat boobu il est difficile de réussir dans son propre sérail un juriste ñëw ci biir ay juriste nga xam ne da nga leen jéem a jaay xam-xam ñu ko fa ñu réussir agum ñu dugal leen ci seen domaine ñu réussir ci bëriwul même loolu Mankeur def jàppal ne exception la nga jël un diplomate yóbbu ko ci diplomatie mu jàll exception la gis nañ ko ci communication jël journaliste dénk ko communication mu jàll ci noonu la valable ci justice yóbbu daan nañ fa yóbbu ay avocat daan nañ fa yóbbu yu bëri waaye ñoom ñëpp difficulté lañ fay gën a génne kon ka nga fay yóbbu jàppal ni problème ba muy njëkk a am surtout moom c'est un théoricien de droit et il est devant des praticiens de droit su ko defee nag conflit entre théoricien et praticien dana mun a taxaw foofu nga door a ñëw nag ci ñu ko mere dafa bëri ci interprétation ci ak référendum bi texte bi yëpp rek ay interprétation depuis bi mu yéegee ba léegi bu njëkk na mu daan interpréter muy jëm à gauche léegi mu interpréter mu dem à droite dafa mujj jaaxal ñëpp te yooyu yëpp daf ko créer leneen usure du pouvoir puisque dafa jógee fu sori ci diggante bi nag wax naa wax a wax ba fi mu toll miin nañ waxam te ku miin sa wax yab la kooku mooy côté justice côté affaires étrangères Sidiki Kaba am na de bonnes relations yi puisque organisme international yi nekkoon diplomatie dafa xaw a nekk beneen affaire rek bu fekkoon dafa nekkoon loo xam ne moom ak organisme yi ñooy wax doon na gën a jafe doon na gën a yomb mais affaires étrangères technique la boo xam ne ay diplomate de carrière yi nga xam ne loo ci kii da nga ko mën a lire lu gaaw waaye nag en tout cas mën na koo réussir mais est-ce que l'homme changé wul entre temps ndax gis nañu ni mu amee woon zel ci ministère de la justice dossier judiciaire yu bëri niñ ko fi gérer dem sax ba rébellion dugg ci biir justice rawatina ci magistrat yi nga xam ne gisatuñu woon seen bopp ci liggéey bi waaw loolu yëpp mooy ne bul fàtte ne avocat la maître Kaba mooy li ma la wax rek nul n'est prophète chez soi
yooyu yëpp moo koy faral di indi fii nag sur l'international comme ni ma la waxee lim gën a xam mooy les organismes internationaux affaires étrangères nag n'est pas le tout de l'affaire étrangère n'est pas les ONG bokk na ci nag foofu lañ affilié wu waaye nag la ko amee dëgg-dëgg des na waaye nag mun na ko réussir ñu dem ci beneen pouvoir bu jege exécutif muy législatif rawatina bi ñu dëgmal muy 13e législature bi ñu war a tegaat am na relooking ci côté opposition ak côté pouvoir tuuti waaye nag am na màgget moo xam ne muy président Wade bu fa war a ñëw donte am nañu yaakaar ci ne du fa toog du fa jéem a benn siège législature bi di ñëw ak niñ ko tëggaatee am nga si yaakaar wala looy am yaakaar yi fii premièrement Wade comme wax nga ko ñëwul pour toog pour moom dafa doon gunge ne leen nag bañ dugg ci assemblée jeex na au plus bu ñëwee ci jour ba am na ñuy wax sax naan moo mun a génne Khalifa Sall mais man gisuma texte boobu nulle part yaakaar naa maître Khoureyssi Ba moo ko wax mais man texte bi gisuma ko nulle part gisuma ne absence dañu wax ne am na ku ko mun a wax ne na ñëw warul mën a suspendre séance warta mën a suspendre séance dama jàpp ne absent rek la moo xam dafa nekk otage moo xam dafa nekk maladie absent rek la bu rappeler buñ ne x ñu ne absent rek la ñuy wax waaye duñ ne bu ne prisonnier ou prisonnier wu yooyu mun taw suspendre séance ne dem leen indil ma ko gisuma ko daal waaye nag gannaaw droit dafa sew maa ngi xaar encore lu gën a précis puisque wax nañ ko déglu naa ci vidéo yi li ci met wax sama xarit la maa ngi koy nuyu en passant mais gisuma exactement loo xam ne doy na ma ci pour ma wax ne kon mun naa dem sauver ji Khalifa Sall ci point boobu deuxième élément nag bi ci am mooy comme ni ma ko waxee Ablaye Wade dafa doon gunge rek léegi nag combat bi daf leen koy bàyyee bu boobaa Madické mooy war a diriger groupe parlementaire bi su ko defee nag APR dana génne ki koy war a kii foofu beneen bëri waaye nag la woon fa woon na woon rek yëf yi mooy wax leen lu leen neex ñu def lu ñu neex rek waaye majorité automatiquement fa nekk et ay nit yoo xam ne bu fekkee ay bureau yaag yéen ñuy séddale partage du gâteau ka fa toog pour partage du gâteau la comme ni ñu ko xamee Moustapha Niasse budget ba mu amee moom la bugg di reesal toujours donc dem na dana ko continuer di ko reesal mun na cee fajoo mun na cee maye mun na cee saraxe bu fekkee yooyu mooy vocation am donc daal pour ne foofu nga nar faa séentu lu bees ba ne ma woo assemblée ba dana kii foofu daal moom booy boo nga tëdd daal nelaw xamal ne la woon foo woon na woon ñu jóge ci tabaski yàggul dara am na coow lu mu fi bàyyi muy wàllu bu ñu defee taxawaayu Arafat dañoo war a xëy julli eet ñu bokk ci commission bi comme Mourchid Iyane Thiam nee nañu loolu c'est pas nekkul loo xamante ne loolu la texte bi digle carrément ñii nga xam ne ay ibaadu lañ communauté musulmane ñoom nee nañu lendemain Arafat dafa war a am na it ku mel ni Ahmed Khalifa Niass it jóg jàppale ñooñu taxaw ne ñoom Mourchid Iyane fi ñu bëgg a yóbbu nit ñi du foofa ndaxte waruñoo julli eet ci la sur lendemain Arafat yow mi nga xam ne am nga ci xam-xam nooy tranché dossier boobu noonu. premièrement Arafat ak tabaski jotuñu dara. ndax kii taxaw Arafat du tabaski. ki dul tabaski mun naa conditionné tabaski man taxaw naa Arafat waaye tabaski wu ma. ah oui. waaw rendi naa xar waaye tabaski wu ma. maanaam. waaw da ngay rendi xar leneen la tudd xët yu la tudd ñun duñ tabaski ñun ñu demoon Màkka. kenn du fa tabaski. waa Màkka de tabaski nañ waaye ñoom ak waa Dakar a yem. waa Màkka ña fa dëkk. waaw ñoom ak waa Dakar a yem tabaski nañ xam nga ci luñ tabaski. ne ñoom dañoo ne séentu nañu weer bi 29e jour gisuñ ko. waaw ñu nekkoon dañuy matal 30 loolu la Màkka. ca lañ basé. gisuñ weer Màkka gisuñ weer. te 30 jours lañ toog ci weer wi. ren di tabaski. Dakar itam nee nañ séentu nañ weer gisuñ ko. ndax nuage dox na seen digganteeg moom ci nawet. loolu la yonent bi waxoon. nee na bu ci nuage joxee matal nañ 30. kon nag la waa Dakar def. majorité liñ def ci Sénégal moom la majorité ba def ci Arabie Saoudite. Arabie Saoudite nag ñemewuñoo wax ñoom ne. ñun kat dañuy tabaski ca démb ja ñemewuñ ko puisque dañ leen a tegal force waa Gambie itam ñemewuñ ko. waa Mauritanie ñemewuñ ko waa Mali ñemewuñ ko.
Sénégal nag liberté de culte am na fi. kon ndax fii du nguur mooy décider. du nguur mooy décider. kon nag Tabaski ak Arafat taquñ dara. ah oui. taquñ dara këlee dafa kii julli. day julli kii aji màkk day dem di aji màkk. xam nga kii julli. ci Kaaba ga la jublu. nga ne ko nag yow gannaaw ci Kaaba gi nga jublu. kon nag jullee ndoor ak waa Kaaba ga ndax ilimaan bi nodd na. ilimaan bi yow ba ngay julli fekk na julli na depuis 5 heures de temps heure bi ngay bëgg a julli. 9 heures moom julli na nu mu tudd ci tusubaar. yow yaa ngi ko julli lan 2 heures. 2 heures. loo ko teree julli ci 9 heures. parce que yeggagoo woon ci waxtu wa. mi ngoog bii itam da nga yeggatoon ci bis bi. waaye nag ca Kaaba ga nga doon jëm. bu fekkee kay condition bi mooy Kaaba ga te Kaaba ngay booy julli foo julli du ci Kaaba gi. waaw lu tere nga ànd ak imaamu Kaaba gi. bokkuñu heure. jeex na kon nag itam bokku leen i bis. yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal dafa jàngale lu simple. dafa ne bu ngeen ko gisee. weer wa jeex na ci 20 fan ak juróom-ñeent. jàngale ko ca koor. bu ngeen ko gisul. nuage dox seen digganteeg moom. in ghumma aleykum bu leen nuage doxee seen digganteeg moom. matal leen fanweer. léegi nag am na ñu ne déet li xas ba sax ba nekk fi ñu mun koo xam scientifiquement wala ñu gis ko ak horoscope ak yeneen. waaw dañ koy jël jamono jooju du jamono yi. waaye yonent bi jàngale na le droit à la différence xamoo. dégg naa ñu bëri di wax ne. yëfi l'islam ak yonent bi kenn du ci juuyoo yonent bi jàngale juuyoo. jàngale na le droit à la différence. yeble na ay nit ne leen yéen a ngi dem leen ci Banu Xuraysata ay juif la ñoon yoo xam ne dañu rebelle woon dem leen. bu leen julli tàkkusaan te yeggu leen fa. biñ demee ba ci yoon wi tàkkusaan dab leen. mu am ñu ne hé waxtu wi moom ak Muhammad ndax yàlla nee na inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquuta julli kat dañ ko wutal ay heure kon heure bi jot na nañ leen julli ñeneen ñi ne ah yonent bi de newoon nañu buñ julli te yeggul te yonent bi lu mu wax yàllaa ko wax wa maa ataakum rasuula fa xuzuuhu yàllaa ne lu leen yonent bi sant lim ñu santoon mooy lii ñële dem ba yegg door a julli ñii julli ci waxtoom ñi ñëw ci yonent bi nettali ko ne ko ñii dañoo julli te yeggaguñ fuñ ko teg ñu ne ko fii yàlla wax nangam mu ne baax na ñu ne ko ñun dañoo dem ba yegg door a julli ndax yaa ñu ko santoon mu ne li ngeen def baax na loolu nag soo demee ci jàngale yonent bi da nga ko gis ci lu bari gis nga ñun keroog Arafat waaw biñ déparé julliwuñ timis ak gee lu mooy dañoo yegg Musdalifa waaye gis naa groupe yu bari yoo xam ne teg nañ ko ci sharia julli nañ fa julli timis julli fa gee ndax jàpp nañ ne heure bi jot na duñ ko xaaree Musdalifa te ci sharia lañ ko teg waaye ñun gannaaw dañoo jàng yonent bi ne aj leen ni ngeen ma gisee ñun ñu topp ko à la lettre am na ñu ne nag duñ ko topp à la lettre esprit bi la ñuy topp donc entre l'esprit et la lettre on le retrouve partout ci diine c'est le droit à la différence kon daal bu ma la déggee mbir mi ci gis weer la mais du ci ne bu ñu taxawee Arafat rek déedéet kooku moom waa Arafat moom mënuñoo nekk royukaay ndax ñooñu tabaski waru leen ku tabaski warul daal munta nekk royukaay ca la muy jàngale ñooñu duñu benn alaaji du rey tabaski benn sur les 5 millions ou 7 millions yi fa taxaw kenn ci ñoom sañta or bi su Arafat te sunna la bu baax yonent bi daan ko or kenn ci ñoom sañu ko ndax yonent bi ba muy naan dafa yëkkati ndox ba ñëpp gis ko mu naan ci Arafat pour bugg wax ne bis bi kat yéen bu leen ci woor te terewul nag daf ko daan woor waaye foofa ñooñu moom duñ suñ roy teef ci tabaski ndax ñoom bokkuñ ci tabaski loolu leer na mais lu tax Sénégal sous région bi ñoom it am ñu julli àjjuma ñun ñu julli samedi waaw kay li tax mooy suñu bu njëkk am na lu ñu wax wahdatul matali fuseau horaire ñi bokk ay heure bokk kii ko ca jamonoy gouverneur ba léegi waaye nag al wahda siyaasiya nag moo absenté mooy fuseau politique bu ma ko mënee tuddee wala union politique bu fekk orbite bi benn la politique bi duwul benn le système mauritanien boo bëggoon a jiwoo bis ba état ba wax ñu tëj sa jàkka le système gambien am nañu ko essayé
xam nga ña ca bokk ci tarixa yi ci Sénégal dañ fa jéem a julli ku ko fa def ñu tëj sa jàkka en tout cas surtout su nu mu tëdd ci Yaya Jammeh waaw yaakaar naa ça continue tëj nañ ci sax ay imam mi ngoog muy ñaar Mali la même chose ñooñu nag yow da ngay tëbaskil président Gambie wala da ngay tëbaskil président Mauritanie pour nga fekki leen ndax boo leen fekkee président nga fekki xamoo fekk yow imam ba même bu la ko imam bi waxee il n'est pas indépendant loolu tax nag foofu il faut que ñu respecter ci réew mu nekk spécificité am soo gisee dafa am ci li ñuy wax sharia wixdatul mataali am na waaye al wixdatu siyaasiya dama koy wax ñi jàng dafa am donc fuseau horaire am na baal ma dugal ko ci guillemets fuseau politique am na kon mooy différence bi mooy différence waaw ñu wax ci leneen rek ci wàllu actualité bi gis nañu mbiru Kémi Séba di ab koo xam ne béninois la nekk français ñëwoon Sénégal lakk fi billet 5000 ñu jot ko téye bàyyi ko relaxé ko waaye ci diggante sax fi nguuru Sénégal démissionné amatuñ benn ministre ñu signé arrêté daal di ko génnee expulsé ko cas boobu noo koy analyser. gàcce la africain bu ñuy génnee Afrique daal gàcce la foofu daal ñi ci wax ñëpp ànd naa ceeg ñoom ànd naa ceeg Y'en a marre si la ñu wax ànd naa ceeg Cheikh Tidiane Gadio li ñu wax ànd naa ceeg mbooleem ñi yëkkati seen voix di ko ñaawlu l'Afrique d'abord waaw teraanga sénégalaise dafa war a continuer ñu xam ko expulsé ab africain léegi nag lam def bu fekkee délit la digganteem ak loi la moom ne na leen man ragaluma kaso j'assume ce que je fais bàyyi nañ ko c'est parce que gis nañ ne deful xam-xam yi sax nee na ñu lakk benn billet du crime lakk billet yu bëri loolu loi bi di bañ li ci ëpp solo daal mooy ka ca waroon a wax puisque comme li ñuy wax ne ki amee le dernier mot mooy le juge bàyyi woon na ko procureur nag moom defoon na opposition appel waaw appel c'est son droit moom itam pare woon naa tëdd ci appel ba géej ak Afrique bi fer pour ne pas dire bu Sénégal bi kon loolu problème de droit la duma toog di wax ci domaine boo xam ne ña koy saytu waaye nag na génn dem France même bu amee nationalité française xam nañ ni daf koo am rek pour les circonstances dafa juddoo rek waaw te itam moo ñuy ilif sax ñun ñu juddoo 50 ñu ñëpp xamoo am nañ droit bi ay français lañ waaw ndax ci colonie française yi la bokk waaye colonie bi dafay jógee moomu sax muy français fa bi loolu muy xeex waaw ànd nga ci maanaam wax naa la ko ci début bi wax naa la ci début bi ne la on est français puisque le franc est français l'armée est française la langue exclusive est française ne naa la nag notre combat mooy yooyu yëpp ñu xeex ko pour mu xeex ko beneen xeex tamit bu fës lool ñu gis ko muy réseaux sociaux dafa am nag beneen phénomène bu fa apparaître kenn gën koo fësal muy Assane Diouf di sénégalais bu nekkoon États-Unis di doon def ay menaces wala sax ay attaques yu acerbe di ko doon jëmale ci nguur gi fi nekk ñu jëlee ko fa sax indiwaat ko ci réew mi te teewul mu ngi defaat yeneen poste di wane ne moom kenn mënut a tëj gémmiñam à part Assane Diouf gis nañu ñeneen ay jigéen sax ku mel ni Dior Dieye ci France ak Françoise Hélène mel ni daal réseaux sociaux yi fi mu toll nii beneen forme d'opposition la bu jàkkaarloo ak dañoo bugg a falu ana ki ko defoo nekkul ministre Souleymane Jules Diop kon exemple baa ngoog kon day jur dara loolu léegi day jur dara ana Moustapha Niasse mi saaga woon nekkul président assemblée nationale laatu imbécile bu defee ni président assemblée nationale kay boo daggee bu gën a métti surtout ñu def la président de la république ana Moustapha mooy encouragé loolu ana Moustapha Cissé Lo ana ñeneen ak ñeneen konteel boo konté woon ñim fal am na yoo xam ne suñ ko fajul ca racine ba gis nga modèle soo gisee ñaare bu ñuy pikiir pour benn maladie président ñëw pikiiru pour ne leen commencé leen ci man pour won leen ne ñëpp a war a pikiiru lii baaxul lii rafetul ñëpp xam nañ ko moral ñëpp xam nañ ko waaye nag pour que loolu mun a sax ñi jiitu nañ tàmbalee ci ñoom nañ ne lii du fi fal mukk suñ leen ca toppee rek bu boobaa mu deñ waaye bu fekkee nag yoon dañ koy teg ñu néew ñu doole yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la daan xeex dafa daan wax ne Fatimatu sama doom
bu sàccee ñu jaarale ko ci yoon maanaam dagg loxo waaw yooyu yëpp soo demee exemple yi ñu bëggoon a doxal yëpp loo xam ne askan société dana ci mën a jaar dafay commencer ci kaw charité bien ordonnée commence par soi-même saaga musta rafet du baax ba àddina tukki utiliser médium bu mu mën di doon moo xam réseaux sociaux la moo xam rajo la moo xam télévision la moo xam leneen baaxul du baax ba àddina tukki lii tasaare nag benn yëf ba tax ay nit di ko jël mooy buñ demee nag ba ne lii mun naa yëkkati nit mu fal su boobaa nag loola dafay daal di tax kon ñoom ñoo joxe exemple bi ñeneen ñi suivre ko ñoo ko joxe bu fekkoon Jules Diop kum tuddul kilifa yëpp kay sëñ Abdoul Aziz Sy xalif général de Tidiane continuer di compter Abdou Latif Coulibaly attaqué na fi sëñ Saliou mi ngoog waaw livre am ya nga attaqué ay nangam yooyu yëpp ñooñu falu nañ ñooñu ngay wax léegi falu nañ ay de wax monsieur le ministre waaw soo attoo sax ñu ne la outrage à un ministre yu mel noonu c'est-à-dire dem nañu ba tàmmal nañu ne rek yëf yi fii lay jaar ku nekk daal di ne loolu de daggalaw saaga de moom moo gën a kii moo tax ñu bëri sax bu nga koy wax da ngay daal di gis rek ne dañu ne li faloon Jules Diop ñëpp di ko déglu bës bu mu jox ñii ngay wax rek bës bu ni yel ak bu ko ëpp joxoon na ko Jules Diop mu ñëw ba fekk Ablaye Wade mu taxaw mu joxoñ ko ne ab dictateur a ngi ñu jox ko ci ay këyit mu nekk Amérique kon ku bëggati këyit bitim réew kay bu boobaa da ngay daal di joxoñ ci fi nekk nga def live rek jeex na da ngay def live joxoñ ci fi nekk rek c'est un moyen donc ñu koy def yëpp c'est bien calculé mais nag ki leen ko jàngal mooy made in Jules Diop mode boobu de moom xanaa ñu wax ci 2 dernières questions yi rek rapidement semaine bi nga xam ne dañ ciy màggal juróomi rakka yi ca Ndar rawatina bésu 5 septembre ca fajar ga ngelaw ak taw bu rëy am ca Ndar statue Faidherbe ba daanu ba ñëpp gis ko meeru Ndar nag ne dina ko sampaat ànd nga ci wala dangaa jàpp ne loolu moom l'histoire a jugé waaw yàlla de bu defee nga ne lim def sama yoon nekku ci danaa ko fi delloo siwaat yàlla nga amal affaire xam nga yàlla def na Faidherbe ma taxawal foofa lam taxawal di fi xatal ay nitu yàlla ba yàlla indiwaat beneen jamono ñu defee woon ne la Faidherbe ba taxawoon moo fi sax ci ñu wax nekk nañ ay français mu ne am naa yeneeni jaam ak yeneeni taalibe ak yeneeni nit yu mën a jóg ngelaw bokk na ci taw bokk na ci donc ci nature bi mu wax ñeneen ne loolu dara daan na am de ci jamonoy Noox daan nañ génnee avant déluge di amoon na ay prémices waaye dañu ne woon du dara prémisse yàlla indi la gën a rëy kuñ la wax ci yonent yi rek bu dara génnaan ci ngelaw lay génne rek ñu daal di ne lii du dara lii mën nañ koo teggi lu ñuy kiyee nangam yàlla nag nee na xeebul yoo ci suy joxe exemple inna allah la yastahi an yadriba masalan ma baudatan fa ma fawqaha nee na daaneel boobu ma daaneel statue bi daanelee ko ngelaw ñëpp seede ko nangu ne dul ay nit a ñëw daane ko dul agitateur dul leneen ngelaw a ko daaneel nee na ngelaw yàgg naa cee daaneel ay mbir wax na ko nag yu bëri moo fees soo jëloon tey alquran ne yan la ngelaw def yàlla ne man maa ko def dama ci doon alak dama ci doon jàngale dama ci doon aviser à bon entendeur salut loolu de leer na kii nag ne moom loolu danaa ko sampaat loolu ay wax rek la c'est sentimental c'est religieux c'est ceci dugguma ci bismillah bis bi da sax baatu alxuraan boobu nga yëkkati may ñu mujjee ci lii wàllu Birmanie la fa am mooy Rohingya yi nga xam ne dañ leen nekk di massacrer te ay juddit lañ ñu gis monde musulman bi OCI beeg Arabie Saoudite ak Iran ñëpp tekkaaral lañ ci wane benn réew daal moo ci jóg dox ci ay jéego yóbbu armée mag yëpp muy Turquie. waaw ñëpp daal war nañ cee jóg. li am solo man duma réew yooyu duma ci jël benn di ci teg ne moo def wala deful. Turquie dafa am politique am ay nitam am yu koy jegeel ak ñenn. Iran dafa am ay politique am yu koy jegeel ak yenn Arabie Saoudite keneen noonu. tel que réew yi bu kenn natt ne diw réew sàngam moo ko def wala yóbbu na armée waaye li nga xam ne daal moom
devoir la humain d'abord ay nit yu ñuy toroxal lu tax gëm nañu yàlla def leen ay camp considère leen ay étranger ne leen ay immigré ngeen di leen métital seeni xale ñi leen di dugal ci safara ñii ñu leen di dugal ci kii ñii di dee teg loolu humanité ci boppam képp kuy nit rek bu fekkoon ñañ ko doon def tey ñooy indu ya ña koy def indousier maanaam ñu gëm leneen di ko noonu jullit bu nekk war nga ko condamné bu fekkoon ñi ngi koy def tey mooy ñu gëm beneen idéologie jullit bu nekk war nga ko condamné puisque fii c'est l'humain d'abord te bakkan dafa fort ci kanam yàlla suñ ko ci tegee nag léegi par solidarité ñi ngi koy def ñoo bokk ak ñoom diini ku nekk ci ñun d'ailleurs maa ngi saluer kàddu bi ci Serigne Abdoul Aziz Sy Al Ibn yëkkati nga xam ne am na ouverture ci sëriñ yi nga xam ne yàgg naa bokk ci ay congrès international yàgg suivre phénomène yooyu xam problème yooyu mu teel koo yëkkati maa ngi saluer loolu wax itam yeneen xalifa yi ne leen na ngeen jël tànku Serigne Abdoul Aziz Sy suñu ñii seen rakk la ñii seen mag la et lim joxe yéen ñëpp la fa wuutu waaye yéen ñëpp itam feelu leen ko ba ñu xam ne du moom kenn moo ko wax association islamique nañ ko def ku ci mën a def déclaration def ko ku ci mën a def manifestation def ko waaye nañ xam ne la leen dal nit la dal muy benn donc mbooleem organisme humanitaire yi nga xam ne ñu ngi ñaawlu lu ñu def nit jullit yi itam nañ ci def ba bañ a nekk en retard. kenn de def na signal bi pour Occident mooy premier ministre canadien bi. Justin Trudeau bi moom condamné na ko moom c'est normal dama la ne bépp humain moo tax commencé wu ma ko par l'islam c'est humain nit ku nekk war nañoo pousser aussi les autres pour que ñoom itam ñu def comme le Canadien comme ni ñu commencé ñun wax sëriñ si itam nañu def comme junior bu ko beneen sëriñ waxoon itam moom laay jël en exemple rek ak fu sëriñ ba sëriñee waaye li am solo mooy ci wàllu sëriñ su ko kenn defee wuutu na ñi ci des waaye ñi ci des itam nañ xam ne ñun ñëpp la war wàccuñu. El Hadj Sidy Lamine Niass maa ngi lay gërëm ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw kay Ndeye Fatou maa ngi lay gërëm question yi xóot na waxtaan wi gëj naa ci sorti moo tax tey ma sorti si su ko defee di leen encourager ci liggéey bi dëgg la dëkk bi moo tekkaaral du dañoo bañ a def ay sorti ñu bëri itam seen waxtaan daanaka waxtaanu ñenn ñi bës moo leen gënal ñenn ñi itam ñëw jaay ci sa produit wala jaay ci sa bopp yooyu yëpp moo taxoon suñu activité yu bëri nit ñi dañuy foog ne taxaw la waaye nag dañoo bëgg lu ko jar waaye su ko defee maa ngi leen di encourager ngeen continuer dans ce sens puisque nag lu fi nit mun a wax bëri na am na ñu ko war a wax am nañ fi bëri na et ñu bëri nag léeg-léeg dañuy dem bay xaw a toog bu kenn toog te ñu xam ne rek ku yàgg ci teen comme noo ko waxoon ci tàmbali ba baak fekk la fa. ñu lay jaajëfal bu baax tey jii moom xam naa ne xeltukat yi màndi nañ ci macha allah jàngat yi nga fi jàngat wax nga ko du lu ne bëral rek nga war a mun a jóg kon nag bu ko jaree rek ngay def yi rek ndax xam naa ne dinañ koy soxla bu baax a baax di taataan xam-xam bi macha allah ñu la ciy jaajëfal bu baax di ñaan yàlla wéral xel bi ak jëmmi jéeg yëpp bàyyi la fi ba ci kanam a kanam. di sant di gërëm nag auditeur ak téléspectateurs yi doon teewlu seen émission sortie gërëm sama càmmiñ Papis Mbaye mi àjjowoo lépp ci wàllu technique bi duñu fàtte René Charles Fall ci wàllu montage bi oustaz Assane Diouf ci coordination bi di gërëm nag salon de coiffure Kenzo Fashion nekk fële ca jëppal gannaaw clinique Ra bi kinne ak xale ya fa nekk yëpp ñu leen di jaajëfal ci soins esthétiques yi bëggoon naa fa sax yóbbu sama prési moo waroon de waaye nag dama doon bañ a yëkkati rek kilifa gi bëgg ko bañ koo sonal moo waral waaye du ñàkk dañ ko defi mbokk yi di leen di jaajëfal bu baax jox leen rendez-vous beneen ay bés ci beneen émission sortie incha allah